asalaamaaleykum oustaz ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax comme ni nga ko laajee gàmm nan la nekkee source de stabilité et de cohésion sociale gàmm d'abord mooy lan mooy màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne yàlla daf ko yónni mu nekk yërmande ci xeet wi suñu dee màggal guddi juddoom dafa am yu bari yu ci daje bu njëkk bi ci daje mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy source bi nga xam ne nii mooy laabal xol yi mooy laabal xel yi mooy laabal bakkan yi moo tax sëñ Cheikh Ahmed Tidiane yi daf ko wax ci benn xasida ne ko dafa wax ne fasal ujibka bi anna nuural Mustafa tahurat bihi al arwaax wal ajsaam nee na boo ma laajee man Cheikh ma wax la ne la leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy leer gi nga xam ne nii ci la bakkan yi di selle ci la xol yi di selle ci la jëmm yi di selle bi ci des tamit xam nga yàlla suñ borom moo jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ko ne bi zikri saalihiina tanzilu rahmat nee na fu ñu tudde ñu baax ñi rek yàlla wàcc fa yërmandeem ñu ne nag bu fekkee ne nii fu ñu tudde ku baax yàlla wàccee yërmandeem kon bu ñuy tudd ku baax ku mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñi baax ñëpp ci moom lañ nàmpe mbaax kon liy wàcc war naa ëpp yërmande liy wàcc lan la doon kon loolu dañuy jàpp ne munaasaba la maanaam occasion la boo xam ne asamaan ak suuf liy jóge ci asamaan ci yërmande di ñëw di gane si suuf kenn xamul na mu toll mu mel ne nag organisation pratique bu mel noonu Serigne Cheikh daf ko jàngale dafa jàngale ne mawlid non seulement dafa nekk occasion buy fàttali nit ki jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax crise yi koy gane si sur le plan individuel ak sur le plan collectif mu mën a débarrasser wu ci loolu xam nga la Jaafar waxoon ba ko Najaashi laajee ne ko sallallahu alayhi wa sallam bii ngeen topp lan moo tax ngeen topp ko lu tax ngeen bàyyi fi seen diiney maam topp ko la mu tontu woon Najaashi moo doon mission yonent bi kunna qawman ahla jaahiliya na'budul asnaam wa na'kulul maytata wa naqta'ul arham wa nusii'ul jiwaar wa ya'kulul qawiyyu min ad-da'if daf nekkoon dañ doon jaamu xërëm di lekk médd di def lu ñaaw di dog mbokk di ñaawal dëkkandoo ku mën sa morom duma loolu la fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon ba mu juddoo ba yàlla yónni ko mu jële fi yooyu moo tax sëñ Cheikh ne lakin na mawlida ahmadin min sha'nihi raddul maxaawifi kulliha an mawlidi nee na boo màggalee judd yonent bi ak yi ngay tiit ci crise yëpp mën nga koo delloo gannaaw ñu seet nag ne li Jaafar waxoon moo dellusiwaat ci jamono bi naabudul asnaam dañuy jaamu xërëm sëñ Mustafaa nag nee na woon xërëm yi ku jàpp ne Laata la ak Manaata ak Uzza nee na juum nga xërëm yi beneen façon la tey ji ñaata nit la Facebook nekk seen xërëm tey ji ñaata nit la WhatsApp nekk seen xërëm tey ji ñaata nit la nangam ak nangam nekk seen xërëm jonjoog source yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag dafay tax yooyu nga xam ne nii mooy dox sa digganteeg borom sa borom yooyu nga xam ne mooy dox sa digganteeg sa personnalité nga mën ci dañ kon boobu jàll bi ci des mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee dafay fekkoon nit ñi di def ñaawteef ci wàllu taxawaalu ñaawteef ci wàllu def lu jaaduwul ngeen xam ko bés boo xëyee rek da nga gis ci média yi loo xam ne da ngay taf say nopp wa naatil fawaahish wa naqta'ul arham dog mbokk wa nusii'ul jiwaar ñaawal dëkkandoo nga xam ne ñun ñu dëkk ci Dakar ak fu mel ne Dakar xam nañ ne àqu dëkkandoo lu ci bari ñu ngi koy bafoué te dafa war a dellusiwaat ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ya'kulul qawiyyu min ad-da'if ku ëppale sa moroom rek wan ko ko ku ko ëpp doole wan ko ko ku ko ëpp alal wan ko ko boo la ëppalee daraja wan la ko lum la ëppale rek wan la ko kon nag suñu màggalee juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yii nga xam ne yëpp mooy jur déséquilibre yii nga xam ne yëpp mooy jur instabilité dafay dàqu instabilité mi ngi commencé ci nit ki ci boppam parce que nit bu fekkee ne ni jox na boppam lu dul yàlla rek instabilité dugg na ndax alladina amanu walam yulbisu imaanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun yàlla nee na ñi am stabilité psychologique am stabilité mentale nee na mooy ñi nga xam ne nii jox nañ ma seen bopp te ban ma joxee seen bopp ba pare nag raxuñu tooñ
wala bokkaale ci jox gañ ma jox seen bopp nee na ñoom stabilité mais stabilité boobu bu amee sur le plan individuel parce que nit ki fexe na ba intimité mag digganteem ak boroomam taxaw mu war a feeñ ci penc bi loola mooy feeñ ca yar ba ngay yar sa doom yonent bi jàngal la nan ngay fexe ba nekk ak sa soxna ci biir kër gi jàngal la nan ngay fexe ba nekk ko sa biir ay doom mawlid bi war na laa fàttali loolu yonent bi doon def ci biir këram nga xam ne nii sëñ Moussa doon nañu ko jàngal ne am na ku bind téere boo xam ne mi ngi ko tuddee Muhammad az-Zawji an-Nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu nekk yonent waaye ni mu nekk père de famille mu jóge fa mu ne ñuy dog mbokk te mooy famille mooy cellule de base société bu fekkee ne nii famille amatul cëslaay yu mu tegu instabilité commencé na mooy indi xale yi taxawaalu ci mbedd mi mooy indi xale yi nga xam ne nii amuñu kenn ku leen yar mooy indi yu baree bari yi nga xam ne nii tasaaroo na ci penc mi mu ne it ku mën sa morom duma moo indi instabilité politique ndax bu fekkee damay jël sama doole di ko utiliser nu mu ma neexee wala may jël sama alal di ko utiliser nu mu ma neexee pour sama alal di yokku ñi amul alal di gën a néew alal ñi amul xam-xam di gën a néew xam-xam ñi amul kàttan di gën a néew kàttan instabilité lay indi ndax frustration fu mu am instabilité am fa kon nag juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko dee màggal ci noonu lañ koy màggale loolu moom mooy jur ñu delluwaat ci li nga xam ne nii moom mooy source de stabilité moo tax sëriñ Cheikh wax ne laa xayra illa fi madaihi madihin bil xalqi wal xuluqil karimi muraddidi imma bi kaamilihi l basiti mutawilan imma bi kaamilihi l basiti muwaffiran imma bi fadli tawilihi lil munshidi imma bi ikraami l wufuudi bi xayrihi imma bi tazwidi l wufuudi bi xayrihi imma bi ikraami duyufi l wufadi moom noonu la ko waxee woon nee na waaye gàmm googu nag pour mu mën a jur loolu neen dafa am nuñ koy defee du gàmm goo gis rek ci àdduna dana nekk source de purification ak de stabilité gàmm giy jur nee na purification ci ruuxu nit ki ba pare jur stabilité ci penc mi mooy gàmm gi tegu ci teguwaay ndax màggal juddu yonent bi dañ ko war a def buñ mënta àgg ca dimension wu yonent bi ñu jéem a diir dimension moo tax nag mu ne nañ koy defee mooy laa xayra illa fi madaayihi maadihin mooy gàmm gi nga xam ne nii moo lay fàttali kanay yonent bi waxuñu gàmm gi nga xam ne nii ko koy def mi ngi lay fàttali boppam waaye gàmm gi nga xam ne nii ko koy def mi ngi lay fàttali kanay yonent bi te pour fàttali la kanay yonent bi kay fàttali kanay yonent bi war na toll ci dimension bu mu mën a fàttalee nit ñi kanay yonent bi ndax làngoo na ci ay jikko ak ci pédagogie yonent bi lu tax mu mën a fàttali nit ñi kanay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy al Mourchid di defee nga xam ne bu toogee di wax ak yow jàkkaarloo mel ne dafa jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci uslubul muxaataba di jàkkaarloog moom di joxoñ yonent bi di la wax ci yonent bi loo xam ne nii boo fa jógee da nga ci mën a defaraat say jikko kon loolu neen suñ Cheikh nee na mooy bu njëkk bi nee na bu ñaareel bi mooy ñu jël yiw wi nga xam ne nii moom la yonent bi am nee na ñu tasaare ko ñi nga xam ne ni ñoom ñoo wuyu si mais ki dem ci gàmm di fa xuloo ki dem ci gàmm di fa xëccoo ki dem ci gàmm baat bu ñaaw di fa génn ki dem ci gàmm dënnam di jóg kooku màkkalatul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc bu ñu bëggee mu nekk source de purification nañ koy defee fa lay njëkk a commencé loola nag mooy jur ci ñun bu ñu fa jugee loola jur leneen ci ñun ba bu ñu delloo ñu xam ne demoon nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na leneen loo xam ne ni jëlee nañ ko fa lu bees ci ñun lay doon. Serigne Cheikh dafa wax ci biir mawlid bi li muy jur daf ne far ruuxu tabtahiju ibtihaajan baahiran wan nafsu tantaishu intiaasha muxalladi pour wane ne gàmmu nee na bokk na ci li muy jur mooy ruux gi dafay bëgg ruuxu nit ki teew ci gàmmu gi ñu tudd fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay bëgg ndax yonent bi ruuxam dafa conditionné ruux yi xam nga yàlla bi mu ne alastu bi rabbikum yonent bi moo njëkk a nekk ki wax balaa awalu man labba alastu bi rabbikum moo njëkk a wuyu googa ca la conditionné ñeneen ña wuyu ñëpp bi ci desit maam Seydi El Hadji Malick jàngal ñu ne ba mu nekkee ca aalamul arwaax ruux yëpp dañoo toppoon di ko wër
moo tax bi mu ñëwee ci àdduna tamit yaram yëpp topp fi aalamil mulki wal arwaaxu taabiatun lir ruuxi wal jismi hada gaayatul karami moo tax nag buñ ko dee fàttaliwaat ruux gi day dund mu ne bi ci desit wan nafsu tantaishu tiaasha mu xalladi nee na bakkanu nit ki tamit da ngay yëg ne dafay amaat revitalité dañ koy revitaliser nga yëg ne amaat na vitalité amaat na cawarte ci xam ne moom mission bi ko yàlla dénk ci kaw suuf mën na am lu mu ci réussir je pense que yooyu nag mooy yóbbal yi nga xam ne moom la nit ki war a jëli ci gàmm gi ëpp na rek ñu togg ay togg lekk ko ëpp na rek ñu taal ay tente def ca lumière donte yooyu bokk na ci ndax sëñ Cheikh nee na imma bi ikraami duyufil wufadi teral gan ñi nga xam ne ni ñoo fay teew nee na bokk na ci waaye gannaaw yooyu yëpp nag enseignement bi moo ci am solo bu ko defee buñ fa génnee yi nga xam ne nii moom la ñuy jàmbat ci pénc mi yëpp mu mën a dañ parce que dafa waxoon ne wal daf ne kasurat asatiru dalalati fi l wara wa diinu maahudun bi ma lam yuhmadi mu ne wala ilmu adha lil hawa ka musaanidin wala adlu iddulun taxta amril xussadi yooyu mooy yi nga xam ne ni moom la dénoncé nee na gis naa ne li ñu tuddee léeboog lippoon bari na ci këru diine yi bari na ci ñuy doxal diine te nee na diine sax dafa mel ne sol nañ ko meneen mbubb mu bokkul ak mi nga xam ne ni moom la waroon sol nee na gis naa ne xam-xam tamit mujj na nekk allié wu bànneex nee na ku ci nekk sa bànneexu bakkan ngay waxee waxatoo teg ko ci xam-xam waxatoo teg ko ci sa digganteeg sa borom waxatoo teg ko ci sa conscience mais lu neex sa bakkan ngay wax mu ne tamit gis naa ne justice dafa mujj nekk mbaam moo xam ne nii nee nañu añaan ñi ñoo ko war kuñ bëgg a régler sa compte rek à travers justice lañ koy def dañ koy instrumentaliser kuñ bëgg a rey ñu rey la kuñ bëgg a fragiliser ñu fragiliser kuñ bëgg a détruire ñu détruire la waaye nag nee na yooyu yëpp nekk ay dérapage ci penc mi lakinna mawlida ahmadin min sha'nihi raddul maxaawifi kulliha an mawridi bu ñu màggali gudd yonent bi te xam ko rek te def ko nañ ko war a defee bu ñu fa jógee yooyu yëpp mën naa dañ ci penc mi te yii moom mooy indi li nga xam ne nii mooy instabilité frustration la injustice ak déséquilibre boo xam ne ni moom mooy am diggante ruuxu nit ki ak fitraam ak xolam yooyu bu amee rek mooy jur déséquilibre te nee na yooyu yëpp gàmmu daf koy dindi